Waaleykum salaam sëñ Fall. Ne te complique pas la tâche bisimila leen moom bu sa làmmiñ wi dammee. wolof gi dafa xaw a jafe. neel bisimila. bisimila ci xabaar yi. jaajëf Hadj Babacar mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak RFM di leen ñaanal jàmm yi sàkku ñaan ci ñëpp. drogue bu nu tegati loxo ay garab yu jaaru ci yoon naka noonu douane def lu ni mel marchandise bi ñu xayma ko ci ñaari téeméer ak ñeent fukk ci million ñu ngi ko jàpp ci njeextalaayu bés bi ca boori Guinguinéo ak Kaffrine diwaanu Kolda moom ci wàllu jàngoro yi sida ba tey jii dafa dërkis bu nu ko méngalee ak wàññi teggi ci réew mi yëpp foofu ca Kolda moom ma nga ca wàllu taux de prévalence ci 2,4% ñenu ca gën nag di teggi gët ak ñi mu gën a sonal 8 mooy guney jigéen yàq jigéen yi jaayu. wàllu politique ak élection locale yeeg waajal gi Sénégal ci 2019 1er décembre lay doon parti démocratique sénégalais moom àndul ci xalaat ak toxal yooyu élection yabal nañ nag ay ndaw war a teew ci ndajeem tey mi àllarba seen digg ñoom parti politique yeeg mbootaay yi fas yéene bokk ci yooyu élection locale ak ministère intérieur sport gi nañ ci ànd ak Abdou Diouf Junior wàllu culture Hadj Ndate Diop yéene kaay yeeg Mamadou Mohamed Ndiaye ci technique bi Abdoulaye Diop. njeextal ay bés bi nu génn douane bu Sénégal ginnaaw bi nga xamante ni daal dinañu taxaw ci pooram Ndakaaru teg fa loxo juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñetti kilos yi cocaïne douane bi ba tey ca fu mel ni diwaanu Saloum daal dina fa saisir lu jëm ci wàllu kon drogue boobee ak it garab yu bon marchandise gi bu nu ko xaymaa foofee ca boori Saloum ñaari téeméer ak ñeent fukk ci million la ñu ngi ko làqoon ci boîte Peugeot 505 leeral li Oumar Mbow. ci ab benn Peugeot 505 berline bu fees dell ak i faux médicament ak drogue la douane bu Kaolack jàpp loole nag mu ngi xewee ci guddik samedi jëm dimanche ci ab benn opération bu chef subdivision ak ay agent am def ca Salouma 11h jëm 4h du matin ci guddi la mbir mi xewee ca ñibbi ak Guinguinéo ak tam Kaffrine ak Nganda loole nag biñ ko ubbee fekk nañ ci lu tolloog juróomi kilogramme amphétamine drogue bu fort buy tàggaliko ak sogo ak ay faux médicaments yu bëri médicaments yooyu nag biñ ko ubbee gis nañ ci xeetu flacon paracétamol ay boîte diclofenac diclopara bu fort parier-actine ak aphrodisiaque loolee nag buñ ko xayma dina tolloog juróom benn million ak benn amphétamine bu tolloog 229 millions 586 mille. ñu jégalu mu nekkoon leeral Oumar Mbow leneen ci xibaar ñeel li nga xamante ni mooy réero ca conseil municipal bu commune bi di Ngeex Malal mu ngi ci département bu Louga foofee maire ba Samba Kanté dafa yóbbulu ci kaso bi kenn ci conseiller am ñu toppi ko tuumay saaga conseiller ba weddi ni da ko rek sàkkoon ci moom maire ba ay leeral ci yorinam ñeel commune ba leeral yi Abraham Paul Pouy. neexoo amatul woon ci diggante Samba Kanté maire Ngeer Malal Samba Sey te jiite commission décentralisée ci xibaar yu ñu jot a am nag conseil municipal bu mujj bi ñoom ñaar jot nañ fa yëkkati kàddu ba ñu xaw a laalante ci ay wax ginnaaw loolu bu mu amee Samba Kanté porte plainte ki nga xam ne mooy Samba Sey ñoom ñi nga xam ne sax ñoo bokk parti politique mu di APR di ko toppee da koo saaga ginnaaw bi nga xamee ne convoqué nañ ko ay yoon yu bëri te bàyyiwaat ko mu ñibbi fi nga xam ne jot na fa dem wuyu te ñu yoroon enquête bi muy gendarmerie Kër Momar Sarr Samba Sey nag moom mujjee nañ ko yóbbu ci kanamu procureur ginnaaw bu mu jëndoog procureur bi nag ñu dóor ko mandat de dépôt mu fanaani kaso waaye Samba Sey nag moom mi nga xam ne moom la ñuy tuumal saaga yi le weddi na lii ba mu set wicc moom nee na mosul saaga Samba Kanté lu mu jot a wax mooy dafa laaj Samba Kanté na leeral li nga xam ne noonu la yoree commune bi te mu dem ba tuumal ko sax na jot na jaay ci lu ëpp 250 parcelles te amul benn délibération xibaar yi nga xam ne taataan nañ ko ci ay nit ñi nga xam ne jege nañu ñaar ñile nee nañu problème bi gën naa xóot loolu waaye politique rek moo ci laxasu ndax ñoom nag seen jafe-jafe mu ngi door ginnaaw bi nga xam ne Samba Sey bàyyi Samba Kanté dem ànd ak Mbéri Silla bi nga xam ne mooy président conseil départemental loolu nag li ko waral Samba Kanté dafa wax ay bëgg-bëggam maanaam samp ndëndëm ngir jiite conseil départemental bu Louga mu nekkoon Abraham Paul Pouy Ngeer Malal RFM. Abraham jërëjëf ñu dem ba Jifeer ca commune bu Palmarin askan wa dëkke foofee la ñu bëgg mooy luy gënal seen aw nekkin ci dund wa bokk na ca am ndox courant naka noonu ak it bërëb bu faju Jifeer ñu fàttali ni gox la bu askan wa la ñu leen gën a xamee mooy wàllum jënd ak njaay napp naka noonu reportage foofee soxna Amina
Aminata Goudiaby. Sébastien Ndong war a am lu tolloog ñeent fukki at moom mooy chef de village bu Jifeer moom nag moom moo njëkk a jóg di naqarlu ñàkk gi nga xam ne moom la fa courant ñàkk te buñ sukkandikoo ci moom nee na bés bu jot ay junni nit ñoom ñooy ñëw ci dëkk boobu. ñàkk courant bi li muy andi si jafe-jafe bari na parce que dañuy jënd ay glace xaar ay glace yoo xam ne mu ngi jóge dëkk ak dëkk pêcheurs yi bu ñuy dem géej. Jifeer bu weesoo napp gi commerce bokk na ci activité yi nga xam ne moom moo fa gën a dox waaye nag fii pour nga charger sax sa téléphone portable wala sax yeneen matériel il faut nga génne xaalis fay Modou Fall moom ab commerçant la bu installé panneau solaire ci biir boutique am. fekkee charge bi 100 francs lay doon MP yu mag yi ñu koy charger 200 torse 200 fekkee dëkk bi bari nay nit bari nay mool mën nga gagné journée 10 000 wala journée 15 000 li ci gën a gàtt daal mooy journée 9 000 wala 8 000 panneau solaire la ñu utiliser mooy doxal lépp. Koumba Cissé nag moom ci Jifeer la nekk boobaak léegi ëpp na 20 fukki at moom ak jëkkëram ak ay doomam restauratrice la. fii daal amul courant amul fi nga xamante ni fi la jigéen ñi mën a fajoo soo bëggee faju fu ñu toll nii da ngay sonn il faut nga paas dem ba Palmarin sant yàlla nag ndax dëkku liggéeyukaay lax ñoo ngi fii tedd waaye nag coono rek lañ fi nekkee nag. bu weesoo nag jafe-jafe yooyu yëpp ñu wax ñàkkum ndox moo sonal waa Jifeer boobaak léegi sax li mu ëpp at Sébastien Ndong moom mooy chef de village. ëpp na un an que amuñu ndox la pression bi ñëwatul même Palmarin guddi rek lañ lay am ndox à partir de minuit la ñuy am ndox. Mame Diarra Sarr moom ab commerçante la. bi tali bi daggee daal ci la ñu manqué ndox gànnaxu géej gi moo ko daggoon installé nañu robinet yi mais amuñu ndox chaque jour dañuy jënd ndox bidon 200 boo nekkee jaboot bëgg di koy jënd bés bu ne fukki bidon ak nangam loolu dafa doy waar daal. Jifeer nag li fay yeewu ci nit daanaka mat nañu 4 junni lu ci ëpp ay nappkat la yoo xam ni ci yeneen i région lañ cosaanoo Aminata Goudiaby Fatick RFM. jërëjëf soxna Aminata xibaar ak laaj jëm ci courant bi yokkute da ci amam déet ginnaaw li nga xamante ni mooy jëm ci wàllu kon carburant bi ci wàllu yokkute askan wi ñenn ci ñu ci waxal fii ci Ndakaaru ñoom gis ne loolee bu amee de du lu leen di gënal ndax bu nu sañoon état bi gën a dawal yërmande diggam ak ñoom askan woowee ñenn ci ñoom ci reportage bu El Hadji Seydou Nourou Ba. yokk bi ñu wax ne dina am ci njëgu courant bi ñaari fan kott gannaaw ba ñu yokkee njëgu carburant maanaam essence ak gasoil kii di professeur assurance ñu tase ak moom ci ab station fii ci Ndakaaru ne loolee faw ñu leeral ko. ma bëgg quand même ñu wax lan la lu tax augmentation bi war a am quoi. bu dee yokku la boo xam ne dafa méngoo ak jafe-jafe bi am ci àddina bi yëpp loolu nag xel mën na koo nangu. te bu dee quand même dafa jógee ci facture yoo xamante ne dépendre ci état Sénégal. par exemple au niveau mondial am nañ des fois électricité dépendre ci état yi muy pétrole dafa am rapport ak électricité dafa am rapport ak pétrole quoi donc pour yooyu bu yokkee au niveau mondial donc war na mun na influer un peu ci état yi quoi pays yi de sorte que moo leen pousser des fois voilà ñu yokk prix yi. étudiant bii ne ci jamono bi nga xam ne métti na la ngir doomu Sénégal yi di yokk lu ne ak fu ne dafa war a dakk nguur gi war na gunge te jàppale askan wi. non dama gis ne du yoon ndaxte jafe-jafe actuellement yu peuple bi di dund dëgg-dëgg nag yokk courant wala gasoil wax dëgg yàlla xaw na metti lool parce que dëkk bi toll na ay circonstances yi nga xamante ni vraiment lii ni du actualité war nañ toog waxtaan lu mu dee def benn projet de loi jéem a waxtaan ak peuple puisque ñun na fi toogal donc. ñu daal di yokk njëgu essence ak gasoil buñ ci nar a yokku njëgu courant bi dafay rek gën a yokk métti doomu Sénégal yi lii mooy gis-gisu ñi nga xam ne jot nañu waxtaan ak ñoom. jërëjëf Hadj Seydou Nourou ñu waxtaanee wàllu wér-gu-yaram ak ayubés bi nga xamante ni ñu ngi ko daal di lancé jagleel ko ndaw ñeeg jàngoroy sida ca diwaanu Kolda mu nekkoon ci teewaayu soxna si ñu dénk ndaw yu Sénégal jàngoroy sida nag ceetlu gi ca Kolda donte ci réew mi yëpp daanaka wàññite am na jëm ci jàngoro jooje foofee ba tey ci Kolda dafa mel ni lu dërkiis ndax ma nga ba tey ci wàllu taux de prévalence ci 2,4%. leeral yi Abdoulaye Diallo. donte taux de sida bi wàññeeku ca niveau national waaye ci diwaan yu ci bët sàllum réew mi dafa mel ni jàngoro waa ngi fii ba léegi te Kolda nekk toujours ca kanam ak ci téeméer nit yu ne lu ëpp ñaari nit yor nañu jàngoro wi ci kaddu Néné Fatimata Tall ministre de la jeunesse mi ñëwoon fii ci Kolda ngir présider 17e édition semaine bi ñu jagleel wàllu xeex sida. donte wàññeeku gi nombre nit yi amee jàngoro sida ca biir réew mi wàññeeko dañoo gis ne li ci ëpp ci aji wopp yooyu ci diwaan yi ci bët saalum réew mi la ñu gënee bare te Kolda nekk ci kanam avec un taux de 2,4%, 1,7% pour Kédougou, 1,4% pour Tambacounda, 1,1% pour Sédhiou ak 1% pour Ziguinchor. ca bile taux de prévalence xale yu jigéen yi ñoo si gën a bare ki ko xamle mooy docteur Safiatou Thiam moom mi jiite kuréel bi ñu duppee CNLS. Le problème est que chez les
des jeunes filles sont 3 fois plus infectées que les jeunes garçons. ngir ñu mën a aar seeni bopp ca bile jàngoro tàggat nañu fii ci Kolda ay xale yu jigéen ci wàllu sensibilisation te Asikande bokkoon ci ñoom. ñun kese ñoo mën a porter suñu propre combat c'est juste lu ñu jàpp ñu tey suñu bopp ou bien ñu xool nu ñuy vulgariser message parce que aussi loolu tamit jàngal na nu ñuy passer l'information de sensibilisation si ñun xale jigéen ñi. joxoñ nañu baaraamu tuuma luuma yu bari yi ci biir diwaan bi ci wàllu wasaare bile feebar. RFM Kolda Abdoulaye Diallo. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. parti démocratique sénégalais tànni ndawam di délégué yoo xamante danañ teewee ndajeem tey gi ci àllarba ji seen digg parti politique yi Sénégal ak mbootaay yi taxaw ngir élection locale yi ak ministre intérieur wala ministère ba ci boppam ay kilifaam jàpp leen ni kon yooyu élection locale ñu ngi koy waajal ci Sénégal benn fan ci weeru décembre 2019 ci wàllu woowu nag PDS fàttali moom fa mu ne woon ba tey ji maanaam lànk ak toxal ñeel yooyu élection wala lu ni mel ni jële fi ñi nga xamante ni ñooy jiiti gox-goxaan yi teg fay délégation spéciale ci bataaxal lañ ko xam le ñoom PDS Abdoulaye Diop mënu ko jàngal. parti démocratique sénégalais àndul benn yoon ñu dàkk élection gox yeeg goxaat yi ci ab bataaxal PDS ne àndul ci bépp xeetu nangu suffrage électeurs yi loolee jaaree ko ci dàkkub élection wala tegub ay délégation spéciale lu ñeel système parrainage bi parti démocratique sénégalais ne nangu na lu ñu ko saxal ci élection locale yi waaye sàkku na ci gouvernement bi ñu jël bépp matuwaay ngir parti yi mën koo topp waaye tamit natt processus parrainage bi ci préfecture ak sous préfecture yi waaye terewul ñu ñaawlu li Macky Sall jëfee parrainage bi ci présidentielle yi ñu weesu ci beneen wàllu ba parti Ablaye Wade bi ñaawlu mesure yu ñu jël jëm ci yokkuteeg njëgu carburant yi suñu sukkandikoo ci bataaxal bi loolee dina indi yokkute jëm ci denrée première nécessité yi transport bi ak wàllum courant bi yooyu les mesures PDS daal di koy dugal ci yorin bu bon bu président Macky Sall parti démocratique sénégalais jeexal di woo militant ak bépp sénégalais ñu daal di organiser wu ngir ab mobilisation bu mucc ayib ci ginnaaw ay listam ngir daan ñàkk xarañub président Macky Sall ak dérive yu régime di amal bu weesoo loolu parti démocratique sénégalais ne désigné nañ ab délégation ngir bokk ci dajeep jëwriñ bi ñu dénk biir réew mi ñeel wàccaayub élection gox yeeg goxaat yi ñu jàpp ko benn fan ci weeru décembre bi ñu dëdmal. jërëjëf Abdoulaye nguur gi président Macky Sall ministre bi ñu dénk wàllu pétrole Mouhamadou Makhtar Cissé ak kilifa yi nga xamante ni ñoom la mbiram carburant ak énergie pétrole gi soxal di amal ak ndaje ci jam ñaajo tey jii lay atelier lël bi ñu ngi ko jagleel wàllu mise en œuvre loi bi jëm ci wàllu contenu local secteur hydrocarbures yooyu ñu fàttali rek ne bu 10 heures tey ci suba lay tàmbali moom même ndaje ci centre international de conférence Abdou Diouf bu jam ñaajo ambassadeur bu Sénégal ba fare ci Mauritanie Mamadou Fall daje altine ji ak ministre mauritanien affaires étrangères Ismaïla Ould Cheikh Ahmed ndaje mi démb la woon muy ñaareel bi yoon nag diggante ñaari kilifa yooyu bi nu teewee lu ëpp fukki doomu Sénégal ba léegi ak ay étranger foofee ci moom réew di gànnaar ginnaaw yi manifestation ginnaaw élection yi ñu fàttali ni toftaloon nañ ci ak dàq ñeel yenn ci doomu Sénégal ñu dàqee fukk ci réew moomee di Mauritanie ndaje mi nag diggante sunu ambassadeur ba fa ak ministre affaires étrangères amu lu ca senne gum ne ay xibaar. RFM Sport. tàggat yaram ñu dalal Abdou Diouf Junior. dal leen jàmm ci seen xibaaru tàggat yaram yi dañ koy door rek wàllu football Coupe d'Afrique des Nations 2019 bay amee fële ca Égypte Sénégal daan na Kenya ñetti bal ci dara Ismaïla Sarr 63e Sadio Mané homme du match dugal ñaar 71e ak 78e ñoo tax ba Sénégal dominé match boobule compte rendu la bu kenn ci suñu ndaw la ca Caire Cheikh Tidiane Diagne. ba match amee juróom-ñetti simili la Kenya daal di am occasion de but bu njëkk ki nga xamante ne moo di Olunga daal di jaar ci diggante Cheikhou Kouyaté ak Alfred Gomis mbëkk bal bi waaye ci mujjantal mu daal di raté li nga xam te ne moo di cadre bi ba match bi demee ba am 27 minutes te Sénégal si la daal di am occasion bu njëkk Ismaïla Sarr féete ci flanc droit bi débordé ki nga xamante ne moo ko daal di marqué def benn centre kii di Idrissa Gana Gueye waaye tiiram góolu Kenya bi daal di ko arrêté ba match bi demee ba am fanweeri simili Sénégal daal di am penalty Sadio Mané jël ko dóor ko waaye góolu Kenya bi daal di ko arrêté Ismaïla Sarr daal di ñëw ci simili gu mujj ci gilee jongante ci première période bi daal di mbëkk bal bi góol bi dévié ko mu daal di dal ci barre transversale bi waaye lu ñu mën a jàpp moo di première période bi Sénégal dafa tëye bal bi ñi nga xam te ñoo di waa Kenya taxaw mel ni ñu leen daal di déglu waaye ci mujjantal 0 but partout la ñu daal di def ba ñu demee ñëwaat ci seconde période bi Henri Saivet moom moo njëkk a wone boppam daal di dóor benn bal bi nga xam te ne ci entrée surface de réparation bi waaye góolu Kenya bi di Matasi daal di ko jàppaat Matasi daal di delluwaat ci beneen dóor bi nga xam te ne Mbaye Niang moo ko daal di dóor mu daal di ko arrêté ci xëccoo googu la nag Kenya dem bay waaju ubbi score bi waaye dóor bi nga xamante ni Stanley def na ko Alfred Gomis daal di ko génnee waaye ca saas Sénégal daal di am benn occasion bi nga xamante ni
dañ ko jël jox ko Lamine Gassama ca laaf ba mu daal di centré góol bi daal di ko dévier waaye ca gannaaw Ismaïla Sarr après prise de volée pied droit daal di dugal bit bu njëkk ci gilee jongante Sénégal daal di am benn Kenya am 0 Sadio Mané gannaaw ba mu ratee penalty am bu njëkk ci gilee jongante wane nag boppam sa saasiya ndax moom ci benn action bi nga xamante ne da ko doon xëccoog kii di défenseur bi daal di mujj nangu bal bi duut góolu Kenya daal di dugal waaye mu mel ni que Sadio Mané doyul ndax penalty bi nga xamante ne Sénégal am na ko itam mu daal di xëcc bal bi jël ko dóor dugal Cheikh Tidiane Diagne fii nii ci Caire pour la rajo Futur Média. Cheikh Tidiane Diagne xam nañu ne Sénégal Ouganda ñooy daje ca 8e de finale yi aljuma lay doon jongante la boo xam ne dina metti lool ci gaynde yu Sénégal waaye Cheikhou Kouyaté ak i ñooñam nee nañu daal daañu def lépp ngir génn ci ñu déglu ko moom capitaine bu Sénégal ak Soda Thiam kenn ci suñu ndaw yi ñu yebbal foofe ca Égypte. dëgg leen sax ni door nañ bu baax match bi benn équipe Kenya bu dëgëroon li ci am solo rek mooy ñu gagné bile match ci ñaareelu match bi déjà amoon nañ jéego bu am solo bu ñu defoon waaye dañu bëggoon gagné match bi ngir bégal sénégalais yi ndax ci lu yàggul amoon nañ benn genre match bu mel ni nul doon nañu qualifié waaye ca mujjanteel ba ñu mujjee ñàkk match bu jot dañuy jàng te dañuy changé li nga xamante ni doxuloon ci match bee passé dëgg la Ouganda équipe bu baax la te ñu ngi def lu am solo waaye ñun dañoo am mission bu ñu fa indi te lépp lu ñu mën dinañ ko def ngir dem fu sori. gaynde yu Sénégal daanaka def nañu liggéey bi moo di daan nañu am ñetti poñ yoo xam ne da leen di may kon ñu qualifié waaye nag li ñu ñàkk ci ay bal ci milieu terrain bi suñ ko defee équipe bu gën a taxaw dina metti lool ci ñoom ki ko xamle di suñu consultant Momar Thioune ñu déglu ko ak Abdoulaye Diop. match bi match piège la woon parce que Kenya ñun ak moom ñoo yemoon point ku ci perte da ngay dem nekk 3e waaye ku ci gagné it da ngay daal dem pour daje ji ak Ouganda ku doon ñàkk ci ñun ñaar day daal di daje ak Égypte kon match bi dafa bari woon lu ci laxasu première mi-temps bi jafe woon na waaye jafewul ndax dañoo am ay occasion du but yu bari dugaluñ ko am nañ sax penalty raté ko par Sadio Mané yooyu nag day am ci football mais dañ koy jàngat pour que beneen yooyu loolu bañati ñi dal dañu war a gën a appliqué wu def ci li ci war yépp su ko defee sur le plan de la discipline bu ñu amee yenn comportement mi loolu dinañu mën a dimbali suñ dee continuer le fait que maintenant ñu marqué 3 buts c'est important parce que dinañu dugal dans une dynamique boo xamee ni dañuy am beaucoup de morale on a marqué 3 buts on n'en a pas pris un seul te am na ay joueurs yoo xam ne ba léegi aussi ñi ngi ci biti bravo Aliou Cissé bravo aux joueurs mais nag li ci des moo di que lii ñuy football nii dafa des lu bëree bëri faut pas se voiler la face war nañu mën a weesu lii ñuy def nii parce que mën nañu def lu ko ëpp parce que nag mën nañ koo def lu ko ëpp bu ñu naagu bu ñu yàkkamti nañ defaraat équipe bi taxaw parce que Ouganda beneen match lay doon te beneen match ba muy dem Ouganda ku ñu dóor da ngay ñibbi donc Ouganda ñii sax defuñu dara sur le plan physique mais li wóor mooy Ouganda dina ñëw dina dal sañu kaw dinañu matt dinañu gàjj mais ñun léegi ñoo war a fexe nag ballon bi ñuy ñàkk ci biir milieu terrain bi tey dal na Gana Gueye lu bari dal na Sadio Mané lu bari dal na Ismaïla Sarr lu bari il faut que ñuy teel a bàyyi ballon bi bal da nga koy joxante bu ñu ko joxantee dinañu am buntu ñu jaar ba dem ci groupe D bi football nañu démb itam waaye Maroc dafa def ni Égypte daal di daan ñetti matcham yépp mu gagné ko ku ci nekk nag benn bal ci dara la daan Afrique du Sud la mujjee démb moo tax kon moom Maroc am lu toll ci juróom-ñeenti poñ moom moo jiitu topp ci moom Côte d'Ivoire juróom-benn poñ la am moom tamit dafa daan démb ñi nga xam ne ñoo di waa Namibie ñeenti bal ci dara Max Gradel Siré Dié Wilfried Zaha ak Maxwell Cornet ñoom ñoo dugal bi yu Côte d'Ivoire Afrique du Sud dañu ko daan benn bal ci dara Maroc moo def li ni mel kon Afrique du Sud am ñetti poñ yoo xam ne kon wóoragul ba léegi ndax dina mën a qualifier ci programme bi tey ji nag ñaari poule yi dara leeragu ci muy groupe E ak groupe F ndax jamono ji groupe E ci boppam su weesoo Mali mi nga xam ne am na ñeent poñ ña ca topp ñëpp daanaka dañuy xeex ngir mën ci a génn Mali war a janoog waa Angola ñii di waa Tunisie jamono ji ñoom itamit ñaari poñ kott la ñu am ni ki waa Angola muy nag loo xam ne ay jongante yu neex lay doon ndax ku ci nekk da ngay bëgg a jàll Angola ak Mali lay doon Tunisie ak Mauritanie mi nga xam ne jamono ji benn poñ rek la ñu am waaye ba léegi mën nañoo qualifier su fekkee ne dañoo gagné ci boobule groupe E 19h la yooyu la jongante di tàmbali waaye laata loolu 16h yu groupe F yi dañu door ak Cameroun mi nga xam ne wóor na ko ne dina qualifier ak 4 points plus 2 ñoom ñooy dajeek waa Bénin waaye nañu def ndànk ndax Bénin ñoom wane nañu lu mucc ayib seen diggante Ghana la woon ñoom am nañu ñaari poñ niki Ghana mi nga xam ne moom tamit dina dajeek waa Guinée-Bissau am benn poñ teewul ba léegi war nañoo mën a qualifier su fekkee ne gagné nañu seen boobulee jongante kon léegi xam nañu équipe yi qualifié ba noppi Égypte la Ouganda République démocratique du Congo
Congo Madagascar Nigéria Guinée Algérie Sénégal Maroc Côte d'Ivoire Mali ak Cameroun fii la ñuy yem ak yéen ci seen xibaaru yu tàggat yaram yi jërë ngeen jëf ci déglu bi. Abdou Diouf Junior la woon ak ñun ci wàllu sport gi ñu koy jaajëfal dalal Hadj Ndate Diop ci wàllu chronique culture gi. dal leen ak jàmm. ay weer rek laataa ñuy amal seen édition bu 2019 ñi nga xam ne ñoom ñoo sanc festival bi nga xam ni moo di festival international biñ jagleel lépp lu jëm ci wàllu folklore ak percussion ca Louga def nañu seenub xayma édition ba la ñu génn lañ ca mën a jàpp fexe ba def Njàmbur mu nekk région tourisme culturel ngir yegg ci lu ni mel tëgg nañu ay projet yu am solo bokk na ca taxawal ab maison de la coopération internationale waaye tamit ab centre d'incubation artistique ca Louga ñu fekki fa Paul Abraham Pouy ñu daje ngir mën a waxtaanee lu ñu jot a def ci atub 2018 ñi nga xam ne ñoo jiite festival international folklore ak percussion bu Louga nag ñu koy wax FESFOP profito ci daje bi ngir mën a waxtaanee te teg tamit ay projet yi nga xam ne am nañ ko ngir aada ak cosaan boo xam ne dina mën a jàppale nekkinu askan wi Babacar Sarr moom moo jiite FESFOP. la maison de la coopération internationale bëgg nañ ëllëg mu nekk espace d'incubation communes yi ñoo ngi dem di ànd ak ñoom di génn di leen won coopération décentralisée mu ngi ci lu ne te loolu lépp comme ni mu ko laajee ci sunu projet yi la entrepôt atelier matériel bi ñu jox daaw macha allah fi mu ne dootuñu àbb kenn matériel pour le festival am nañ ko mais foo koy denc foo koy teg ak di former ñi koy utiliser. ngir ñu mën a dab mbëbët yi nga xam ne am nañ ko ci seen projet bi nag waa FESFOP di wéyal di décentraliser seen activités yi nga xam ne ñoo ngi koy am jëm ci wàllu festival bi ci biir région bu Louga waaye ngir ñëpp mun cee gis seen bopp nag responsable di ñaan gox-goxaat yi ñu dugal ci seen loxo ngir ñu mën a valoriser li nga xam ne mooy aada ak cosaan. bu doon en Europe dañuy fay mais collectivité locale bi li ñuy def ñoo ko moom collectivité locale ñoom ñoo ko war a def boo amee ñu la koy defal dañ leen di ànd ak ñoom jàpp leen boo amul xaalis sax nga ñaanal leen mais di par làqu ak di def nii ñàkk a xam la mais ñun rien ne nous arrêtera. ñu jiite FESFOP nag ne bilan bu ñu am ci édition 2018 jëm ci festival bi satisfaisant na loolu tax ba 2019 ñuy waaj indi ay coppite def Louga mu doon capitale culturelle bu Sénégal. association Waliyaan di dajeek taskatu xibaar yi ëllëg loolu bokk ci waajtaayu ñetteelu ko édition bu festivalam bi mu duppee Made in di ab festival international boo xam ne nii lépp lu jëm ci wàllu aar yi ñuy def ci dëkki taax yi lañ ko jagleel. janoo bi ak taskatu xibaar yi ëllëg bu ñetti waxtu jotee lay doon ca maison de la culture Douta Seck festival bi nag ñoo ngi ko jàpp ñeent ba juróomi fan ci weeruk sulet ëllëg ci àllarba ji timit ci la ñuy door édition bu njëkk bu festival international bu ndakaaru ñu duppee ko la grande voix muy di ay ndaje yoo xam ne nii dañ ciy waxtaane lépp lu jëm ci wàllu art wàllu récit waaye timit wàlluk scène mu di loo xam ne nii maison de l'oralité et du patrimoine Kër Leyti bu docteur Massamba Gueye moom moo ko tëgg jageen jëf ci déglu bi foofu la ñu yem ba ëllëg.